xibaar yi ci roog ci yaatal fas yéene ci ànd ak El Hadj Maodo Mansour Diop Ndeye Dimet Ndaw ak Pape Matar Diallo léegi lay doon ci yaatal gi laata kon ñuy dem jël ji sunu météo du jour. salaamaaleykum mbokk yi ma dikkati ak yéen suñu prévision météo yi fas yéene leen ko dégtal ba su suba moom la ñuy wutandi 11 février 2021 précisément jeudi jant bi dina fenk ci 7h35 minutes te itam ci 19h13 ci lay jublu soo àpp bi nag ci bés bi dina toll ci fukki waxtu ak benn yu toftal fanweeri simili ak juróom-ñett jant bi dina gën a tàng ci waxtu 13h24 minutes 19 degré moom moo di température ndox mi bëccëg gi ginnaaw bi jant bi fenkee fii ci diwaanu Ndakaaru dañuy toll ci 26 degrés en tout cas moom la ñuy séntu asamaan su xaw muuru ak ay nuages gis ngeen ni sur l'étendue du territoire sénégalais dafay bëri nuage suba kon nag mbooyo bi mooy ëpp Diourbel Kaolack ba Kaffrine Ziguinchor ba Tambacounda waaye tamit Ndar géej Louga ba Matam donte nag Ndar moo ci gën a fës 21 degrés ci njëlbeenu guddi gi moom la ñuy séntu fii ci diwaanu Ndakaaru suba kon nag dina teel liw itam 22 degrés Thiès Diourbel Kaffrine Kaolack ak Fatick dafay féex tout simplement Ziguinchor dana teel liw ak 24 degrés waaye li ko dalee Sédhiou ba Tambacounda dafay féex rek tout simplement Ndar géej Louga ba Matam itam kon nag géej gi suba incha allah dina fer ñaari yoon 2h51 minutes te itam ci diggu bëccëg gi 14h48 minutes dina fees it ñaari yoon 8h59 minutes lay njëkk a fees ci la ñuy atteindre suñu première marée haute 21h17 ñu jotaat suñu deuxième marée haute mbokk yi li moo nekkoon les prévisions météo de demain ma bàyyi leen ngeen wëyandil ak xibaar yi ba ëllëg incha allah. Asma Khadija jërëjëf ñuy fàttali ne mbokk yi yéen a ngi ñuy taataan itam ci Zik FM 89.7 en direct lu jëm ci wàllu ko Sonko pënd bi wureegul ba léegi ndax ak njabootam xëy nañu kon addu ci li ñuy tuumaal seenug doom ci lu jëm ci wàllu viol ak ay menace de mort ñoom nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu yox seen kàddu di nijaay Ousmane Sonko moom ci boppam nee na daal ni ñu yoree seenug doom xel xalaatul yile tuuma ñu di ko gàll ci ndoddam ñu teelu ko. man wóor na ma ni xale bi nu mu yaree dans son comportement son verbe du dugg ci yenn yi surtout mu ngi rangé ak ñaar ndaw si te deux femmes tranquilles dans sa famille et jamais on l'a connu dans ces comportements là en tout cas ñun de seet na en notre esprit que xale bi dañ ko tuumal parce que wóor nañu ni xamul loolu yaruñu ko ci loolu amul formation boobu xam-xamam passé na loolu. Hadj Mansour ndax yi lay kàddu tukkee ci ndijaay Ousmane Sonko mën naa am jeexital ca lañ koy tuumaal. waaw xam nga bu coow yi amee ku nekk da ngay xëcc rek jëmale ci sa wàll. seede na jikko yi nga xam moom la xam ci njabootam comme sénégalais ni ñu gisee comportement bu Ousmane Sonko. loole nag jotiwul dara. mbokk la ak sentiment jotewul dara ak enquête bu fekkee ubbi nañu enquête bi enquête bi de toute façon mooy li ma doon wax dès le début état de droit la ñu nekk ak démocratie accusation am na ki ñu accusé gisuñu ko xamuñu fan la féete turam yi jaxasoo na photo yi jaxasoo na désactivé nañu ay comptam yooyu yëpp grawul bref dañ ko dégg de côté mais enquête bi moom daañu ko ubbi incha allah bu ñu ko ubbee daañu xam fan la dëgg jib en tout cas nag problème bi mooy ki accusé bu fekkee li mu wax amul loolu moo foofu la faiblesse loi bi nekk parce que loi bu Sénégal bii nga xam ne dafa criminaliser viol waa jëlul ki ñu accusé te amul après moom en retour lan la am comme ndàmpaay. foofu la problème bi tënk. foofu la problème bi tëddee kon daan ci ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo bi ñoo naa la ñu nekkoon fa la ñuy desandi ba léegi ginnaaw xeetuk manifestation yu doy waar ñu nemmeeku ni ki dem ci jege ñaale ko Sonko ni ki tey gis nañu ne foofee àndoon ak dal ndax takk der yi ci lim gën a toll ak seen i jumtukaay ñoo daal di def liggéey bu am solo fexe daal. baare bépp yoon wu ñu doon amalee manifestation yi ngir jàmm mën a dikkaat dañu ciy teewlu Abdourahmane Diallo ca Ziguinchor. tour bu ñu amal ca biir commune bu Bignona tax nañu gis ni activités yi dooratina ca bile collectivité territoriale di ab commune bi nga xamante ne doonoon na mardi bile ab théâtre bu ay affrontement ci diggante militant yu Ousmane Sonko ak it way takk der yi ca biir dëkk bi constat bi benn la ci yoon principal yi ku si jaar dina gis ay traces yu pneu yu ñu làkk population yi ñoom di dox seeni soxla comme nu mu ko waree ci boobule jamono gendarmerie di wéy di veiller au grain way takk der yi ñu positionné leen ci bépp point
stratégique ak ci devanture yu établissement public yow nekk ci biir commune bi ñu fàttali ni mardi bile way takk der yi jot nañoo teg loxo ñu bëri ci ay manifestants ñu ràññee ci responsable départemental bu ndaw yu Pastef ya ñoom ñooñee déféré nañu leen ni ki démb ca Ziguinchor te ñu teg leen ci disposition procureur laata nag ñuy xam li nga xamante ne moo leen di xaar fanaan nañu seen guddi bu njëkk ca ginnaaw Giriya. Pamatar Diallo lan la ñu mën a jàpp ci yile xeetu manifestation yi ñu jàpp ne Ndakaaru rek la yemoon waaye ndekete law na bu ci biir réew mi. waaw xanaa ñaawlu ko parce que du violence nañuy régler quoi que ce soit lu man su wax léegi moom mooy dëgg dañu nekk ci état de droit tey ñun ñi nga xamante ne ñu nekk ci télé bi waruñu disculper waruñu inculper. dañu am loo xamante ne tey jii moom mooy ay magistrat te Ousmane Sonko yaakaar naan dem na wuti pôle d'avocat donc maanaam dafa naka jébal boppam yoon donc yoon boobu nag mooy naan lii am na wala yoon amul wala lii amul te bu amul Ousmane am na tey jii sañ-sañ pour diffamation topp xale bu jigéen bi et puis daan ko donc je crois que war nañu mën a delluwaat ci li nga xamante mooy sérénité te moytu violence te xam ne violence tey jii réglé wul dara lu booy wootee ni da ngay dafa réew yaakaar naa ne tey jii waroo ànd sax si ñi nga xamante ne dañ ko bëgg taal wala dañ koy yàq. ay Ndeye Dime message yu xeetu manifestation dañ ko war a décortiquer wala yenn ci leaderu parti Pastef ñoo war a jug calmer nag ndaw ñi. tout à fait Mohamed li nga wax mooy dëgg parce que jamono ji bu fekkente ni Ousmane Sonko ni moom la ñu gëm moom la ñu yaakaar ba tax ñuy comporté wu ni ci mbedd mi moom Ousmane Sonko war na mën a yëkkati ay kàddoom wax ndaw ñi lépp lu ñu jàppoon ñu teg ko ci suuf parce que effectivement bu fekkente da nga aspirer diriger ce pays am na loo xamante ne tey jii boo ko bëggee woote bis mën na ñëw histoire rattrapé la comme ni mu rattrapé woon président Macky Sall bi mu doon demandé nit yi nañu dem génn déloger le président Abdoulaye Wade ni ko Abdoulaye Wade aussi doon defee di wax ak ay partisans am naan leen bu policiers yi yoree seen i liif yéen aussi na ngeen yoon cher vélo donc tey bépp discours bu homme politique di yëkkati war nañ ko xolaat parce que ëllëg histoire mën na leen dab. ñu daal di wax ni ki suba ci alxames bile ci la ñuy defeere ca parquet ba lu toll ci ñeent fukk ak ñaar ci ñi ñu tegoon loxo ci ginnaaw gi manifestation yi ñu nemmeeku fan yi ñu génn maître Babacar Ndiaye moom moo ni xamle moom ci boppam sax daal di ne dikkaat ci manifestant yi nga xam te ni dañoo bokk kon ci parti Pastef bu Ousmane Sonko ne daal bañ leen di yóbbu ca commissariat central dañu leen rek bundu xatal bu baax a baax ginnaaw mën a jokkoo ak moom nag ci téléphone nee na sax war nañu bàyyi xel faf kenn fa ñoom di Mouhamed Ndoye moom mi nga xam te ni gis nañu ne nanu ko teg attanu ko ci ay xeetuk méttit maître Babacar Ndiaye sikul daan ànd ak moom ci sunu yeneen jotaay xibaar yi dikk ñu wax ne itam lu jëm ci wàllu torture yooyee police mi ni ci tuumaal jëm nañu jokkoo ak ñoom ba sonn waaye nag jéem ñu leen jot ubbil nañu leen sunu l'antenne ngir bu ñu bëggee addu andi itam ay joyanti ci yooyu léegi xibaar dañuy desandi ba léegi ak directeur bu exécutif Amnesty International moom nag daal dinay addu ci communiqué bu parti Pastef bi nga xam te ni ñaawlu na bu baax a baax yéen it ci ay métital yu ñu def yéen it seen ay militants manifestants yi ñu tegoon loxo Sidi Gassama nee na daal faw rek procureur daal di autosaisiru lu ko mooy itam ñi ñu teg yooyu léegi métit am nañu droit dem porter plainte Sidi Gassama ak Ndeye Khady Diouf. làq nit jant bi ba noppi di ko torturer yoon da koy aaye. procureur Serigne Bassirou Gueye laa wax am na obligation ubbi l'enquête pour vérifier tuuma yooyu. seen membre yi nga xam ne. dañ leen torturer ni ngi fexe ba ay médecins gis leen. ndax docteur moom mun a produire certificat médical boo xam ne dina firnde ni nit ki dañ ko torturer wala torturer ñu ko. leneen li ñu wax a sàmmonteeg ki ñu teg loxo moo di avocat teew bu ñu koy déglu ni ko règlement 5 bu UEMOA sàkko. balaa ñu lay interroger war nañu la wax ne am nga droit woo sa avocat mu ñëw assister la. si yow nag su dee amuloo mooy am ay avocat sa mbokk yi mënuñu la faire avocat boobaa ñoom dañ koy consigner ci PV bi ñu doog a commencer lay interroger waaye suñ ko deful procédure bi dafa doon procédure boo xam ne dañ ko war a annuler. ginnaaw ba ko comité de pilotage bu Pastef interpellé ci torture yu ñu jëmale ci seen ay militants yu ñu tegoon loxo altine Amnesty Sénégal ne bu fekkente ne jëf ji am na ñu ngi koy ñaawlu te pare nañu pour gunge ñii di victime yi ngir ñu jote ci yoon. Hadj Mansour avocat bi moo ni xamle avocat kon ndaw yooyu ne dañ leen torturer njàngat bi nga ciy def ndax war nañu toll jamono ji ci fu ñuy jàppi ni di leen torturer. toujours dafay gën a jox raison ñu wax ni dossier bi donte affaire civile la mais politique daf ci jaxasoo. parce que appel bu njëkk bu Ousmane Sonko lay wax. yenn avocats yi lu ñu ko interprété woote fitna non. ban politique ci àdduna moo dul woote mobilisation delluwaat leen ci archive yi ngeen xool vidéo bu Ousmane Sonko dani maa ngi woo. kuy sama militant ak kuy sama sympathisant nga ñëw
ñu mobiliser wu mobilisation nag. ça n'a rien à voir ak bataille de guerre wala woote ci fitna wala woote ci kaay leen dem guerre yi mobilisation la wax. appel nag ci mobilisation amul benn parti politique boo ko dul def. surtout bu fekkee jàpp nga dafa laal politique. loolu moom mënees koo génne ci wàllu politique donc interprétation dafay jekk dafay rafet parce que jàngataat bi mooy tax boo analyser yëf yi donc torture mun naa ñàkk. ci jàpp boobu noonu parce que li sabab jàpp bi sax nag mooy bu fekkoontoon ni Sonko dafa woote ay militants ñu toog ci buntu kër ba police ñëwul def intervention ci convocation bu section recherche xëy na mën nañ bañ a agsi fii alors réew moo xam dafay am démocratie am nekk état de droit torture moom war na fa jeex donc njortu naa ni ndaw yooyu donte caabi féeti na leen ginnaaw ci xëy na li leen toppee muy def trouble à l'ordre public wala rassemblement bu ñu amul autorisation mais ñoom itam teewul faaw ñu bàyyi leen seen ay droit ci ñu am sañ-sañu ñoom itam réclamer la moo tax ñu fitnaal leen ci biir fi ñu leen dencoon. mi ngi noonu ay ca Ndeye Dimet Seydi Gassama dafa sàkku ci procureur mu autosaisiru procureur bi nga xam te ni sax ñu ngi koy xaarandi ci yeneen i tomb. waaw xam nga Mohamed Sénégal dafa signé ratifié des conventions contre la torture. te tey su fekkente di cas de torture yu ñuy wax ne c'est avéré c'est grave te dafay ñëw dolleeku si déjà ci cas de torture yi nga xamante ni yàgg nañ ko signalé ci commissariat yi. te ba léegi si amul benn njeexital. parce que gis nga kañu torturé woon fële ca commissariat du port di benn transitaire nga xam ni fa la faatoo ba léegi si amuñ ci ba léegi ab issue ca Thiès tamit amoon na le jeune Mapati Mbaye nga xam ne dañu wax ni benn policier bu tudd Al Capo moom it moo faat bakkanam mais ba fii nii fa la lépp taxee tàpp géej donc tey su fekkente ni li ñu wax nii am na wax dëgg yàlla dañu war a topp mbir yi ba ci sës ñu identifier policiers yi ko def ñu teg leen li yoon wax yàgg nañ leen tuumaal ci wàllu wi Pape Matar yàgg na lool ci mim réew du Sénégal ay nit ñuy jàpp di leen torturer yan yoon lañu woon a mën a jàng ngir mbir mi dàkk waaw yoon yi de mooy respecté ak yelleef doomu aadama mais aussi il faut ñu def attention parce que tey certificat médical kese moo mën a établir que ñii torturé nañ leen wala torturé wu ñu leen et puis bu nekkee dañ leen torturé ñoom ñi nga xamante ne moom policier dañuy jalgati yoon ñoom ñi nga xamante ne tey ji ñoom fi war a nekk pour faire respecter la loi ñoom tey ji waruñu def loolu bu ñu ko defee def nañ li nga xamante ne waru leen parce que aussi dañu ne suñu constitution bi que être humain bi dafa nekk ku sacré koo xamante ni kenn amul droit di ko violer et que l'état dafa am obligation sax di ko protéger donc ki nga xamante ne da nga am obligation di ko protéger nag waroo ko torturer bu nekkee torture am na ayca mi ngi noonu ci jamono joojee itam jàpp leen ne ni ki suba ci alxames gi ci le bureau assemblée nationale di convoqué ci ab réunion jëm ci procédure teggi mbiraayum malaanum kiraay kon bu Ousmane Sonko procédure bi ni mel nag seetlu gi benn la yàgg nañu ko jëfandikoo lool sax ñu ngi ciy fàttaliku bu Oumar Sarr Abdoulaye Baldé ba ci Khalifa Ababacar Sall bëri nañu itam ci député yi nga xam te ni tegg nañu ci seen malaanum kiraay ñu daal di andi ak ci taxaw seetlu kon ak nank ba koy ko lalli mbalaanu kiirlaay bu Khalifa Sall bokk na ci procédure yi ñu gënoon a bàyyi xel ne ginnaaw bi ñu ko tuddee ci mbirum caisse d'avance bu mairie bu Dakar député bu parti socialiste bi day mujj ñàkk kiirlaayam ñaar fukki fan ak juróom novembre 2017 waaye laata boobu assemblée nationale ci session bu amul woon débat fukki fan ak benn novembre 2016 la lalli woon itam mbalaanu kiirlaay bu député maire bu Mermoz Sacré-Cœur bi ñu doon tudd ci mbirum faat bakkan xewoon ci décembre 2011 waaye benn du bi amoon ci bisu alxamis fukki fan janvier 2013 nga xam ne ñetti député yu parti démocratique sénégalais ginnaaw sàkkuteefu procureur spécial bu CREI yi ci la ñu simmee woon Oumar Sarr Abdoulaye Baldé ak Ousmane Ngom ci traque des biens mal acquis ñetti kilifa yoo xam ne tey jile dem nañu fekk ci nguur gi saa si Ousmane Sonko mooy ki war a topp ci rang bi ndax ministère bi ñu dénk wàllum yoon ci sàkkuteefu procureur général jébbal na kayit ngir ñu lalli mbalaanu kiirlaay bu Ousmane Sonko muy sàkkuteef boo xam ne àgg na ci njiitu assemblée nationale Moustapha Niass woote ndaje bu bureau assemblée national niki suba ay député ñàkk nañu itam seen kiirlaay ci nguuru Abdoulaye Wade. nanga ko bakkee ko jërëjëf beneen seetloo ngi nii muy réew mi bëri na ay priorité yu ñu war a mën a tàbbi ngir saafar ko mbas mi ak yeneen secteurs yi nga xam te ni Sénégal soxla na ko lool ngir ñu mën koy joyanti waaye jamono ji dafa mel ni fàtte nañu loolee lépp ndax mbirum mërs yu ñu jàppee ci affaire ko Ousmane Sonko ak lu ñu koy tuumaal ji wàllu ko viol ak yi ni mel loolee nag est-ce que du gën a mën a yóbbu kon réew mi ca gannaaw en tout cas njàngat waa am solo ci def la Léopold Tamba.
ci même réew daanaka politique amul fenn ci réew mi foo xam ne xàllu fa yoon ci bépp secteur d'activité am na fa aw cër benn nit mënut simpi boppam ci société gi mu juddoo te suñu réew lu waay def léeg-léeg aw politique rax na ca ab boroomi xam-xam di wuyoo ci turu Machiavel ni woon politique du lenn lu dul jiite ba noppi wéeru ci ay loi ak i doole ngir sëf réew mi ñaari mbir yooyu képp ku ko ngëpp ci sa loxo ñàkkut nga yaakaar ni lépp loo def mënut am ku ko dindi mbirum Ousmane Sonko mënoon na bañ a barastiku ci oddalu politique ndax ab plainte bu ñu jébal gendarmerie su lépp jaaroon yoon bañ a lamboo caay-caay politique amaana yenn ñaawtee fii duñu ko nemmeeku mim réew noonoo it ak mbirum Bougazelli yoon teg na ko loxo waaye tey jii may nañ ko a féex lii lee sépp nag dara waralu ko lu dul ñenn kilifa yi nga xam ne ci langue politique bi ci seeni dàmmalante xeef waaye it ku ni di wutal pexe sa morom ngir sànk ko dara waralu ko lu dul jëfin ci wàllu politique fii ci Sénégal la ca ñaaw moo ëpp fuuf la ca baax. mi ngi noonu Léopold Tamba ñu di ko jaajëfal Hadj Mansour mu mel ni laaj bi ñu bëree ko samp mooy réew mi tollul fu nga xam te ni war nañu mën a distraire ci ay xeetu jëf waaye am na leneen lu ñu war a mën a tàbbi muy priorité yu ñuy xaar. xam nga lan la réew mu am démocratie warul di dundee. mooy toujours bu fekkee am na ku nekk ci sa kanam koo jàpp ni opposant la bokk na ni ngeen di xalaate nga taxaw pour sacrifier que ku nekk nag ak méthode bi nga jaar bu ñu fàttali ko dossier Karim Wade ànd cour bi nga xam ne tey moo ko doon topp. lan moo wuutale li ñu doon toppee Karim Wade ak li tukkee ci rapport OFNAC benn bu dee Khalifa Sall Mamadou Diop mi nekkoon maire de Dakar yal na ko yàlla yërëm en tant que témoin taxaw ni caisse d'avance dafa mus a nekk assemblée nationale dafa mus a nekk ci mairie bu Dakar. waxam tey fan la mujj teewul def nañu li ñu bëgg a def Ousmane Sonko xam na bu baax. ni ñu soppee Karim Wade Khalifa Sall bëyu sarax diggu ba ci gu ndare kam noonu lañu ko na soppee bëyu sarax loolu nag. doo jëlee kenn défense mais ñi jiite ngay wax ni loi yi nga xam moo nekk ci seen loxo pouvoir bi nekk ci seen loxo ñun kenn ku ne dafa am lu mu coppati dénk la ko pour nga am doole pour sàmm ñu mais pour nga dundal itam li tax nga nekk fi muy démocratie boobu démocratie nag mënta dund lu dul ni ki jiite dafay supporter am kuy opposé wu di waxe neneen nu bokkul ak ni nga xam ne na ngay waxe mais loolu bu ñu demee ba bëgg koo jëlee Sénégal ku ñu xalaat ni taxaw na ci wàllu opposant après ñu sàkkal la pexe ça devient ridicule ci Sénégal te suñu démocratie wax dëgg yàlla bu ñu fàttalikoo 2011 2010 ñun ñëpp dañu àndoon gis Macky Sall tournée yi muy def discours yi mu doon yëkkati ñëpp àndoon ci tàcc ko il faut que ñoo sax dina nekk président de la République ci jamono jooju ak opposition fi mu tolloon ginnaaw bi nag bi mu amee donc foogoon nañu coppiteef ci dooleel démocratie dana am ci Sénégal malheureusement Mohamed malheureusement muy Hadj Mansour Pape Matar ni mu ko waxee moom mbirum démocratie lay wax waaye gis nañu ne réew mi lay itam est-ce que soxlawul ñu jointi ko ci yeneen i anam lu dul rek débat bi nga xam ci ni ñu ngi koy dund jamono bi mbirum Sonko yegg na ci kaw xale bu jigéen wala sax menacé na de mort. waaw parce que effectivement nit ñi ngi dee boo tey jii boo xoolee ci coronavirus bi nit ñi ngi siy dee économie aussi mi ngi nekk di gën a daanu. mais aussi quelquefois il faut que ñu waxante dëgg c'est-à-dire Ousmane Sonko tey débat bu posé wu c'est parce que dafa am lu muy représenté. ki nga xamante ne nag ku toll ni Ousmane Sonko bu demee ba tey jii yenn problème de merci ñu ko ciy dégg. mais les gens vont poser ce débat parce que tamit ki nga xamante ne dafa loolu woote anti-système. ñu dégg ci yenn problème nit ñi dañu siy poser ay questions. et puis beneen affaire bi tey jii bu Ousmane Sonko demee wuti ay avocat ni moom nañu dindi li nga xamante ni mooy immunité parlementaire pour mu dem wuyu ji nga xamante ni mooy yoon. mais bu ñu ko defee kay nañu xam ni yaakaar naan loolu mooy yoon parce que aussi bu ñu rappelé li nga xamante ni ay affaire de détournement de deniers publics la. li nga xamante ni affaire de caisse d'avance la ak ki nga xamante ni problème privé la. man je pense pas que ni Macky Sall moo tax loxo Ousmane Sonko dem dugal ko ci biir cabinet de massage bi ni ko sëgg ni ko dee métti toogal fi nga massé wu. donc je crois que ku nekk am nga sa responsabilité et il appartiendra à la justice de nous dire que ni kii moo def wala kii deful ku def nag ñu condamné rek ku deful aussi ñu condamné la. keneen violé woon police du ñu xëy taxaw. je dis pas ça je ne cautionne pas le viol. ci noonu kon la ñuy demee foofee ca cité Kër Góor gi xam ngeen ko ñetti fan ngi ni tàngoon na jëpp ci diggante manifestant yi bokk ci Sonko ak takk der yi foofee la ñuy dellu ji fekk fa sunu ndaw Alassane Balde moom itam wax ñu jamono ji naka la fa situation bi mel Alassane ginnaaw ba ñu la nuyoo. maa ngi lay fay Mohamed ni nga ko waxee noonu la junj nga ko sànq gannaaw coow li nga xamante ne amoon na fi ak jàmbaar la yu amoon fan yëpp mais gis nañu saa si tembe nag daanaka tekkaara la ñu gën a nemmeeku fi nga xamante ne mooy cité góor gi mais nag ñu jàpp ne ñi nga xamante ne mooy alkaati lii di dispositif bi daanaka dañ ko renforcer parce que nag fii daanaka bëgguñu sax ku filmer
ndax bi ñu ñëwee laaj nañ leen nee nañu c'est interdit c'est les instructions yi nga xam moom la ñu jot et que ñu bañ a filmer lépp lu nga xamante ni mi nekk ci alentour bi kon di wax ni rek gis ngeen ko sax ab derrière moi barrière daanaka lépp lu nga xamante day dem kër Sonko dañ ko daal di baare ndax ñoom jàpp nañ ni pandémie bi moo ko waral contexte Covid bi te dañuy bañ rassemblement moo tax nag ñu daal di def li nga xamante mooy barrières yi pour des mesures de sécurité kon loolu lañ mën a jàpp Mohamed ñu jàpp ne nag xam nga ni ëllëg la assemblée bureau bi di réunir pour mën a yëkkati ki nga xamante ne malade kirlaay ki di député Ousmane Sonko moo tax ñu ñëwoon xool ndax dispositif mais gis nañu nag bëri na ay auto alkaati daanaka koñ jëf foo dem daanaka gaaya nga fa ñu ngi taxaw ñi dëkk ci koñ bi nag ñu ngi dugg ñu ngi def seen soxla nu mu waree mais peut-être image la ñuy bañ ak yenn rassemblement yu bëri moo tax ñu def li nga xamante ne mooy mesure yooyu noonu kon ñu wax ni c'est le calme plat pour le moment donte nag ëllëg la ak yëf di tàmbale jëm nag ci lii kat malaanu kirlaay ki nga xam mooy Ousmane Sonko mais ñu jàpp ni daal c'est le calme plat fi nga xamante ne mooy ci cité góor gi fi nga xamante ne foofu la Ousmane Sonko dëkk. jërëjëf Alassane Balde alors Ndeye Dimet gis nañu ne sécurité bi gën nañ ko renforcer ci cité kër góor gi fa Ousmane Sonko dëkk ak tund yu ko wër police day bañ xëy na mbir ma bett leen nañ leen bette woon am déet. mën nañ ci xalaat côté boobu parce que nag Mouhamed bu ñu fàtte tamit ni Ousmane Sonko dafa am ay nawleem yu mu dëkkal te ñooñu aussi dañu soxla quiétude soxla tranquillité seen doom yi war a jàng ñenn ñi wàcc liggéey war a récupérer donc ne serait-ce que paramètres yooyu rek war na tax police déployé sur les lieux parce que am na reportage ma dégg dem ci benn rajo de la place boo xamante ne nii am na ay écoles yu nekk ci à côté dañu wax xale yi bu ñu xëyee suba bu ñu jàngi donc loolu tax na ba police déployé fa mais nag jàpp naa ni tey tamit dafa am fu mu war a yem aussi parce que tamit wax dëgg yàlla réew mi tey nekkul benn situation boo xamante ne ni dañu war a jël tey ab quartier bu lëmm def ko quarantaine entre guillemets na militants yi toog seen kër loolu mooy dëgg gi te tey jii mbiru yoon la nañu bàyyi yoon def liggéeyam parce que su dul loolu aussi tamit wax dëgg yàlla politique la ñuy yóbbu te politique daanaka du ñu yóbbu fenn fu bari les questions vraiment aujourd'hui lii xaar askan wi dafa bari te dafa métti donc encore une fois bu ñu politiser dossier bi donte amoon nañu fi ko jaar xel tey mais bii yoon encore une fois comme mbirum privé la comme ni ñu ko waxee te encore Mouhamed nañu bàyyi xel bu baax a baax tamit droit wu kii nga xamante ne ni moom moo accusé wóoruma ba xam ne moom li mu wax dëgg la Ousmane Sonko tamit wóoruma li mu wax dëgg la mais tamit dañu bàyyi xel xale bu jigéen bi nga xamante ne tamit Adji Sarr la te dafa am ay droit te droit yi tamit war nañu ko mën a nangul Aïcha ci jamono jooje sax Ndeye Dimet Ndaw police centrale bu Guédiawaye moom def na liggéey bu am solo ginnaaw li nu ko xamal bokk na ci ak janagooy tasul xibaar gi ñu def ni ki tey ci ngoon dikkaat ci tegu loxo ñaar ci ay groupe nit yu ñu kon teg loxo ñu doon amal ay ñaawteef yu yéeme diggante Malika ak Guédiawaye bu ñu sukkandikoo ci commissaire central ba nag mi janagooy tasul xibaar yi wax naa leen ko léegi nee na daal benn groupe bi ñu mu soxal bokk na ci ab charretier ki ay charretier kon maanaam ñi nga xam te ne ay dawalkatu saret lañu beneen groupe bi toll nañu ci juróom ci ay nit ak benn ci xale bu jigéen commissaire Madjibou Lay moom nag dikkaat na bu baax a baax ci anam gi ñu leen tegee loxo ne loolee bu mënee nekk dafa fekk liggéey bu am solo ñu doon def la ngir kaaraangeeg banlieue bi dañu koy teewlu ak Mamadou Fafana. ci guddi démb ci guddi ñu jàpp beneen bande boo xam ne juróom-benn lañu benn jigéen nekk ci 800 000 francs yi ñu fekk ci ñoom ndaw si la ko dénkoon sax moo tax ndaw si dañ koy defeere pour recel parce que ñu ngi leen di poursuivre pour association de malfaiteurs vol en réunion vol multiple d'ailleurs en réunion commis la nuit avec usage de moyens de transport et recel donc c'est criminel li ñu doon sàcc ci 500 000 la tàmbalee lay tourné ak 1,8 million maanaam lay tourné donc bande bu mag la boo xam ne sonaloon nañu nit ñi fii depuis une semaine nag am nañu information bi que ni bande boobu am na boobu ba léegi ñu ngi leen di xeeñtu ba démb lañ leen jàpp ci Wakhinane bi nga xam ne fa la ñu amoon benn appartement loué ko fa ci seen néeg lañ leen fekk d'ailleurs lañ fekk yëpp ñu fa fekk. dañuy des ak ba léegi ak commissaire central bu Guédiawaye dikkaat na ci bilan bu am solo yu ñu def ci opération yi soxal kon respecté lu jëm ci état catastrophe sanitaire bi ñu nekk te mbas mi di Covid 19 daal di koy waral ca noone la wax ne daal la ñu teg loxo lu toll ci ñetti junni ak ñeent fukk ak ñett ci ay nit yi nga xam te ni teg nañu leen loxo kon ci ñàkkum solum masque lu toll ci junni nit yi itam teg nañu leen loxo ndax dañoo ñàkk respecté itam wala ñàkk sàmmoonteeg lu jëm ci wàllu couvre-feu bi. commissaire Madjibou Lay ba léegi ñu teewlu ko moom du Fafana. donc dispositif Covid boobu également daf ñu permettre tey ñu jàpp ay nit ñu bari ci wàllu xeex mbas mi ndax jàpp nañu ñetti junniy nit ak ñeent fukk ak ñett ci ñoo xam ne duñu sol masque jàpp également junni ak ñeent fukk ak ñett ci ñoo xam ne
respecté wuñu couvre-feu bi maanaam dañuy dox au-delà de 21h ak ñi nga xam ne fukk ak juróom-ñett yoo xam ne arrêté yi préfet yi bind bu Guédiawaye ak bu Pikine ci pour nit ñi tëj marché yi à 17h dañu dem au-delà de 17h ñooñu également dañ leen di jàpp nañu jàpp également ne kuñ ci jàpp dañ lay fayloo contravention yooyu 1,121 000 francs CFA manifestation yooyu jàpp nañ ci 80 personnes déféré leen au parquet première nuit bi ñu ngi jàpp 42 personnes deuxième nuit bi ñu ngi jàpp 38 personnes déféré nañ leen bi ñu leen déféré également dans le cadre de la politique pénale le procureur nous a fait l'honneur de les placer sous mandat de dépôt. Hadj Mansour mi ngi noonu kon coow li lu mu bari terewul police moom mi ngi def ca jamono jooju liggéey wu am solo teg loxo ay Samba Boy. dañu leen di féliciter mais surtout commissaire bi nga xam ni ñun xam nañ ko depuis laata mu doon ñëw Guédiawaye Mbour. ma jëbul lay moom toujours ci wàllu maa ngi fàttaliku histoire bi amoon diggante nappkat yi ak police ci quai de pêche bi. donc daanaka moo régler situation bi avant kenn di ci dugg si moom régulateur la. médiateur la quoi plus commissaire bi mu doon. donc bu defee njàmbaatu bi mel nii dañu ko ciy féliciter mais. dese na leen lu bëri nag parce que dëkk bi Mohamed ñàkk a kaaraange gi fi nekk tey bu du woon couvre-feu bi ñu ngi fàttali ko topp xibaar yi après couvre-feu bu njëkk bi dañoo meloon ne agresseurs yi ñu xabtalu bëccëg sax dañ ko doon agressé donc ñoom lu ñu def doyul dañu leen di féliciter rek ci bii nii mais nañ continuer redoubler effort yi parce que nekk lu nit ñi amul benn kaaraange càcc gi vol de bétail bi agression bi siif saa gi toujours dafay gën di takarnaase donc vraiment dese na leen yeneen liggéey yu méttee métti donte njaaraama lañ leen di wax ci bii quoi li gën a yéeme day dimee ci conférence de presse bi mooy dafa wax ci nit ñi nga xamante ni dañoo violé couvre-feu yi maanaam bi nit ñi nekk seen kër wala di nelaw ñoom booba ña ngay doxi seen soxla. mais bari na ci Mohamed gis nga cas bi amoon Almadi nga xam ne am na ñu fa yóbbu ba pare kenn ci ñoom am Covid 19 mu nekk lu doy waar ci banlieue bi tamit effectivement am na ci benn partie boo xam ne ni nit yi duñu respecté couvre-feu bi mais tey dama bëgg askan wi di collaborer ak la police parce que li ñu def nii c'est important mais tamit ñi nga xamante ne ni dañu dëkk ak ay nit yoo xam dañu suspect parce que en général fu chanvre indien am yamba am fa donc cas yu mel ni ci wàllu violence ak yenn agression yooyu dafay am donc il faut que askan wi di gën a collaborer ak police bi bu ñu gisee lépp loo xamante ne ni dafay lor askan wi ñu mën ko dénoncer su ko defee ñoom seen liggéey gën a yomb. mi ngi noonu dañuy wax ci lu jëm ci wàllu scandale foncier ba ñu nemmeekoon ay bés yi ñu génn ca Thiès quartier Mbour 4 extension jamono ji nag dossier bi daanaka pënd bi itam wureegul ndax lu toll ci juróom ci ay nit ca foofa teg nañu leen loxo des ko si itam mi ngi wéy di amal l'enquête ci ñan ñoo jaay am déet suuf soosé nga xam te ni waruñu ko woon jaay ñu ne mu mel ni kon yi ni mel itam tax na lu jëm ci wàllug vice président bi nga xam te mooy collectif bi ëmb ñooñe moom itam convoqué nañu ko ni ki suba ci alxames bi ngir ñu mën koy déglu ci mbir moomee dañu ciy teewlu Jules Diémé ci leeral. képp ku ñu convoqué dina dem wuyu ji waxtaan ak ñoom ci njëkk ak teraanga parce que loolu seen liggéey la dañ koy duñ leen ci xalab duñ leen ci wax ju ñaaw xam naa daal am na ñaar ñoo xam ne ni man xam naa ne ci collectif bi la ñu nekk ñooñu jot nañ leen a arrêté waaw loolu moom xam naa ko comme lu mel le vice président moom dafa war a wuyu ji jeudi incha allah à 10h brigade de recherche le président ak benn pa bu nekkoon ci collectif bi tamit dafa war a wuyu incha allah vendredi à 12h waaw nañ dem incha allah ak jàmm nañ dem wuyu leen ci jàmm waaw. Pamatar mi ngi noonu souvent bu ñu tojee ay kër dañ ciy dut baaraam état waaye am na booba ña ne ca ginnaaw xëy na di jaay suuf yi nga xam te waruñu koon jaay ñu ci bari ñu ngi leen di teg loxo am ñu ñuy déglu ban jàngat nga ci am. waaw non jàngat bi rek mooy tey jii dafa am ay prédateurs fonciers comme ni nga ko waxee ñoo xamante ni le plus souvent nag dañuy nekk en connivence ak état. état na da ngay jàpp ñi nga xamante ni parfois mooy mairie yeeg yooyu noonu mais aussi ñi nga xamante ni dañ leen di tudd ci ay autorités. tey jii yaakaar naan président Macky Sall war na mën a dem ci li nga xamante ni mooy ñu jéem a def ay enquêtes ci biir DSCOS ak impôt et domaine parce que am na ay suuf yu bëri yoo xamante ni dañ leen ci dañuy tudd seen tur dañuy naan ñoom ñoo leen koy jox même si HLM ak yeneen donc war nañu mën a def daal li nga xamante ni ay rapport la ak expertise pour ñu mën a xam suuf si nan lay mujjee ci loxo ay tiers yoo xamante ni waxuñu ko woon yor ba ñooñu tey jii di ko jël di ko jaay benn Mansour ñëw tabax ko fii ak 5 ans wala 10 ans ñëw di ko naan fi nga nekk waroo fi woon nekk yaakaar naa état war na mën a jël ay responsabilité bu baax état war na mën a jël responsabilité ci wàllu woowee ñu woyal xibaar yi wax ci mbirum Covid-19 coronavirus xam ngeen ne kilifa yi àddoon nañu ci fan yee ñu génn ne daañu samp ci biir l'école yi ay brigade d'hygiène ngir ñu mën a saytu bu baax a baax xeex ak mbas mi di Covid-19 li ni mel nag daal dinay antu ndax ñun doxantu nanu foofee ca école élémentaire bu Amadou Diagne Woré IEF bu Grand Dakar la bokk foofee nag brigade yi boo demee da nga koy gis ci say gët salle de classe yi itam direction ba nee nañ duñ ci yam ndax daañu gën a teg ak dispositif ngir mën a gën a surveiller xale yi ñu teewlu ci Tidiane Diallo ma xëyoon dem fa.
Amadou Diagne Woré bu Grand Dakar brigade d'hygiène yi taxaw nañ leen te tàmbali nañu seen liggéey. dañ leen di woo ñu takk ko suñ ko bañee ñu woo directrice pour mu ñoo wax leen ñu takk ko par force. élèves yi bu ñuy dugg école bi dañuy raxas seen loxo ñu xool seen température après nag ñu dugg. dañuy surveiller élève bu dugg nga raxas si lavoir yi ñu ne nga takk sa masque su bañee ñu wax ko directrice. directrice su école bi moom tamit jël na ay dispositifs. bu ma xëysee man maa ngi ci buntu bi. yow sama thermoflash sama comme man agent municipal yi peut-être amaguma ci deuxième porte bi maître bu njëkk a ñëw it taxawal ma fa. IEF bu Grand Dakar moom tamit mu ngi dalal xelu parents yi ci mbir mi. ñu dalal seen xel war leen ni élèves yi école bii ñuy ñëw école bu responsable la. liggéey bi yombul ñu ngi xaar agent municipal yi ngir ñu jàppale leen ci xeex bi. Tidiane Diallo dañu des ci wàllu woowee sax ba léegi ak inspecteur éducation bu ak formation bu Grand Dakar Abdoulaye Wade daal dinay addu itam ci mbir mi wax na ne daal lu jëm ci wàllu ko sàmmonteeg digley kër docteur ñoom ñu ngi ci bu baax a baax ngir école yi ñu mën a sàmmonteeg loole xool leen bu baax a baax xayma leen ci xeex bi soxal mbas mi di Covid 19 IEF ba moom yamu ca nee na lu jëm ci wàllu ko brigade yooyee ñu samp ci l'école yi daan amal contrôle bi ci war ci ay bés bu ne. daru koy teelu moom ba léegi ak Tidiane Diallo. yaakaar naa moom def nañu un dispositif de suivi fii ci IEF Grand Dakar ci semaine bi dinañu génn ñetti yoon lu mu néew boo xam ne génn boobu dara waralu ko lu dul xool ndax école yi ñu ngi continuer di respecter mesures barrières te chaque semaine dinañu def un rapport xool la situation sanitaire dans nos écoles su amee correction yu ñu war a def ñu def ko. ci wàllu woowee la ñuy desandi ba léegi dem ca lycée bu Tànnaaf foofee nag élèves yi daañu respecté jamono ji lu jëm ci wàllu ko distanciation sociale li ko waral mooy lycée bu nekk ca département bu Goudomp daa dinay am lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay salle de classe yi ñu mën a dut baaraam yeneen yi ñaar fukk yi ay abri provisoire lañu waaye itam élèves yi nga xam te dañ doon toog ci ñett jàpp ñeent ca seenukaay classe wala sax table banc ya li ni mel dina dakk ndax lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay table banc jébbal nañu leen ko dañu ci teewlu Ibrahima Diallo ci ay leeral. jàppale bile ci ay table banc kii di Léonce Zalé nekk DAGE ci ministère de la culture et de la communication nekk tam président mouvement politique ñetta moo ko amal. yëf yi noonu la defee ma dem waxtaan ak sama naataango sama xarit muy DAGE bu ministère de éducation nationale waxtaan ak moom aussi naa mu comprendre xam ni kii de lu mu wax dëgg la ci la ñuy jàppale jox ñu 150 table banc yi pour lycée bu Tànnaaf ak école privée fële 50 table banc image yi ñuy wone d'habitude ci abri provisoire bi toujours bu Tànnaaf bi la ñu wone ñu koy naqaru lu koy métti lu bu baax a baax a baax. lépp ci génn xeetal yi ndongo daara yu nekk lycée bu Tànnaaf ñi nga xamante ni amaloon nañu benn grève ngir dénoncer ñàkkum table banc bu ñu nemmeeku seen école bile doon toog ñett ba si ñeent ci benn table banc ñi nga xamante ne mënuñu woon respecter distanciation physique ci wàllu xeex li di mbas mi di coronavirus nekk na lu nar a changé lu ni mel la Djibril Sagna xamle mi nekk proviseur école bile beneen liggéey ci waa mouvement ñetta war a sóobu moo aju ci ay néegu sàkket yi nga xamante ni dañu bari lool ci lycée bile si ñaari fukk ak juróom-ñeent salle physique pratiquement ñaari fukki yi ay néegu sàkket lañu. Pape Matar donte gisoon nañu lu jëm ci l'école yi ay bërëb la yi nga xam te ni contamination yi mën na fa yokk gis nañu ay initiative yu yees yuñ fa tëral lu ci mel ni brigade hygiène yooyee. waaw initiative dañ koy rafetlu mais dama ragal rek image yi doon comme Macron bu mu ñëwee Sénégal. ñu dugg ci benn classe boo xamante ni mascarade la parce que foo xamante ni plus de 40 personnes nekk fa ñu def 28 personnes. di wane que foofu mën nañu respecter li nga xamante ne mooy mesures yi. alors que la réalité aujourd'hui mooy tey Sénégal am na 30% écoles yoo xamante ne amuñu point d'eau. xam nga yi ñuy wax ni ay taax la mais ñaata école la fi nekk yoo xamante ne amuñu taax. donc je crois que am na foo xamante ne dina mën a possible parce que ñooñu peut-être seen effectif matewul wala doyul yenn nombre yi mais am na ci yeneen conditions yoo xamante ne sëñ bi ko amul taax moom boo ko ñëwee rek da ngay respecté ay mesures barrières da ngay wax loo neex. Hadj Mansour mi ngi noonu l'école yi ñu ngi bëgg bëri yi nga xam te ne ni ay abri provisoire lañ rawatina ci contexte bi ñu nekk di mbas bi Covid 19. xam nga charrette moom mënut a jiitu fas bu fekkee bëgg nga dox ba normal. table banc baax na certes. mais parmi ñoom responsable yi nekk ci nguur gi ku ci engagé wu tabax benn salle de classe wala ñaar est-ce que gënu nekk farata table banc. mënoo julli te jàppuloo mu gën nekk farata
duñu tëb ni félicitation parce que itam am na yoon boo xam ni moom la ñu gën a xemmeem ay xale mënoon defal table banc yu bees ñu nekk ci ay néegu ñax jaan mën faa dugg si ndax ak yàlla tak yu mel noonu bi ci des mooy bi Pape Makhtar di wax fii ci Dakar image bi moo leen weer disposition yi ñu wax jël nañ ko dispositif yi ñu wax ni jël nañ ko ci wàllu ndox mi ak wàllu détergent yi ak eau de javel yi image bi moo leen weer bi waa ji di wan caméra bi ndox mi bi mu ubbee xandi gi da koo wengal pour ndox soo ko mën a ñëw kon xandi gi amul ndox donc image moo leen moo weddi ñoom li ñuy wax ci seen biir reportage xaw ma rendre nga ci compte wala déet et c'est très dommage nañ bàyyi di habiller nit ñi pour soog a génne nañ wax nit ñi dëgg école bi amul ndox amul jumtukaay voilà fi ñu la déggee ci l'école bu mu ci doon ci Sénégal yëpp Hadj Mansour daañu dolli ndox ma ci jamono jooju la ñuy dem jëli ji sunu kandaw itam Idrissa Diémé ma nga ca Mbaaw Idi ginnaaw bañ la nuyoo lan la mën a jàpp foofee ca Mbaaw. municipaux yi ngir ñu jàppale leen. luñ mën a jàpp Mouhamed gannaaw ba mu la fay du nuyoo ñi nga nekkal ci plateau bi yëpp mooy fi nga xam ne moo nekk commune bu Mbaaw gis nañ ni que nag brèche bi nga xam ne ubbi nañ ko pour mu jëm ci géej bi mu mel ni boobee brèche nag indi na njàqare ci askan bi jamono ji sax ñoo ngeek waa plateforme pour le développement durable de la commune de Mbaaw ak sëñ Babacar sëñ gis nañ ni que li nga xam ne moo nekk brèche bi fu mu toll nii tiital na askan bi. waaw asalaamaaleykum mbokku Sénégal. ñun waa Mbao dans le cadre de la plateforme pour le développement durable de Mbao di ndaw yu dëkk ci dëkk bi donc dañu am njaaxare par rapport ak li fi xew ren parce que comme ni nga ko waxee sànq dex gi sonal nañu ba yaakaar naa liñ fi seetlu depuis pratiquement 10 ans musu fi am muy depuis octobre ak léegi géej gi wala dex gi sax bënn na dem ci dex gi lu ëpp 4 ba 5 fois loolu dal jaaxal ñu ba ñu am njaaxare par rapport ak surtout érosion côtière bi gis nañ fi ay jeunes yu nga xamante ni ay pneu la ñu jël di ci def ay ciment pour mu téye géej gi te yaakaar naa tubaab bay faral di wax ni on n'arrête pas la mer par ses bras donc li ñu ci gën a tiital mooy ndoxu Kër Massar bi nga xamante ni ñu ngi koy jël di ko pomper muy ñëw ci dexu Mbaaw te sans mesure d'accompagnement yaakaar naa waa ADM ñëw nañ fi ne président moo leen yónni ginnaaw ultimatum bi ñu leen joxoon mais yaakaar naa comme li gars yi di wax rek dañ ñu bëgg a sëlëm